jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokki teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës askan way yeewoo ca Nganda nekk ci diwaanu Kaffrine ñoom ña nga cay jafe-jafe ay jumtukaay la ñu ne amuñu ko muy ci wàllu wér-gu-yaram ba ci wàllug courant loolu moo waral kon ñu daal di rek di woote wallu jëmale ci kilifa yi Medina El Hadj moom ca diwaanu Kolda la ne foofu it ña nga cay jafe-jafe nee nañ nag gox ba làkku na ba kenn mënu faa dem kon bokk nañ leen dimbali ci ay taleek lu ni mel ca commune bu Mbula foofu tamit la fa xew moom metti na ndax njaayum suuf la askan way jooy moo waral sax ñu wàcc ca mbedd ma di ñaxtu nee nañ nag suuf soosee ña ngi koy jaay ay baykat foofee bu weesoo loolu tamit ña ngay sàkku ca maire ba mu daal di able maire boobee ñuy woowee Gora Ba Mbula ma nga nekk ca Linguère gannaaw nag toj gi nga xamante ne ni song nañu ko muy car bus bu Dakar dem dikk fay toll ak stade Léopold Sédar Senghor société Dakar dem dikk nag daat nay rek kalaame ca yoon ala xam nag la kalaame gannaaw loolee nga xamante ne nag def nañu ko te ñu jàpp ne aw ñaawteef la maître Moussa Diop directeur général bu Dakar dem dikk mooy sunu gante ji maa ngi lay nuyu maître Diop. maa ngi lay sant di nuyu askan bi yëpp. ma ngoog kon ci kanam tuuti daan waxtaanee lu soxal kon Dakar dem dikk boobee bis ba ñu song ca boori stade Léopold Sédar Senghor jigéen yu APR yu nekk ca Pikine ñoom nag promotion la ñu bëgg jëmale ci seen i cadre muy cadre département ba ndax nee nañ boobu ba nëgg ni nag gisuñu seen bopp ci gouvernement bu bees bi nga xamante ne nii taxawal nañu ko nee nañ nag lépp luy seen i activité di yëngu-yëngu daanu ko dakkal ñi far ak Aliou Sall ñoom nee nañ dinañ tontu ci mbir moomee ca Ziguinchor jege naa leen administrateur général bu FONGIP nee nañ nag seen njiit kon yelloo na place bu ëpp boobee ñu ko dénk lii nag daan ci toftal xët yu njëkk yu yéen kaay yi ne suut ñu faram-fàccee xibaar yi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ni ñu ko waxee ci ponk yi fële ca commune bu Nganda nag ma nga nekk ca diwaanu Kaffrine askan wa ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar bokk na nag ci ñàkkum jumtukaay wàllu courant ak yu ni mel lépp nag ñi ngi koy joytu nee nañ nag kilifa yi nañ ci taxaw na mu gën a gaawee leneen lañ wax tamit mooy seen gox boobee làkk na làkk goo xam ne buñ sañoon daal tali yi daañu ko defaraat ba askan wa buñ cee bëggee dem duñu am benn jafe-jafe Ibrahima Diame lañ ci àndal. bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñoo gën a soxal askanu Nganda seen yoon bi nga xam ne lu ëpp ñaar fukki at a ngi nii ñu di koy joytu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci association bi ñuy duppee association des ressortissants de Nganda ñoo yëkkatiwaat doléance boobule ci 72 heures yi ñu doon amal seen dëkk. waaw difficulté Nganda moom mën naa ko tuddee que ni yaramu màgget la rek saa boo xëyee da nga koy laaj fii métti point yëpp difficulté la am. boo xoolee yoonu Nganda bi moom mooy jooyu depuis 50 ans lu ko président waxee woon ba léegi dama koy répété juróom fukki at ba léegi mooy jooy te tey yoon dafa bokk ci avancement réew bu mu amoon ay or am ay jamaa fii te amuñ yoon bu ko génnee du ñu mën a jëriñ. lu jëm ci mbirum wér-gu-yaram itam sooxe na lool ci commune bu Nganda bu ñu sukkandikoo ba tey ci ndaw yi de. wér-gu-yaram dafay sooxe parce que dëkk bu mel nii Nganda ak autant de consultations par mois ak autant de accouchement yi am ci. hôpital bi mérité na centre de santé mérité na am médecin mérité na am ay laboratoire d'analyse mérité na am tey ay échographe pour femmes yi donc côté santé bi dafa sooxe. ndaw yi nag yemuñu rek di laaj ndax góorgóorlu nañ seen biir andil seen école bile ay ordinateur machines yi tamit joxe nañ lu mat juróom-ñaari ordinateur ci ay lycée Nganda pour que xale yi commencé dès si bas âge bi ñu commencé xam li ordinateur commencé ko manipuler bañ dem ba daara yi kaw yi duñ xam niñ koy manipuler loolu moo taxoon ñu jël lu mat juróom-ñaari ordinateur jagleel ko waa lycée bi. ba tey ci seen biir programme d'activité 72 heures association des ressortissants de la commune de Nganda boole nañ ci activité de reboisement bi jot nañ ci jàmbat lu mot ñaari téeméer ak juróom fukki garab. gannaaw foofee Kolda xalifa général bu Medina El Hadj moom ma ngay woote nag ak wallu kilifa yi nag lay sàkku ñu daal di gestuwaat rek commune boobee ndax ma ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar nee nañ nag lu jëm ci wàllu jumtukaay amu fa muy nag jumtukaay ci wàllu wér-gu-yaram waaye tamit la ñu xool mooy wàllu kaaraange ga foofee ña nga cay xel ñaar ndax seen gox boobee dafa jege lool ab frontière boo xamante ni nii dox na suñu diggante ak beneen réew loolu yëpp nag lañ bëgg ñu taxaw ci Kolda dañu fay fekki Abdoulaye Diallo. ngir enclavement bi leen di tere nekk ci jàmm yoon yi fay jëm ñépp a yàqu goo xam ne daa jéggi dayoo mbir ma ca nawet bi la gënee tar looloo tax xalif général bu Medina El Hadj Thierno Ali Thiam ak mboolem askan bi fa yeewoo ñooy sàkku ñu defaral leen yoon bi jógee ca RN6 te jëm ci seeni biir gox.
ñu ngi accueillir ay délégation yu dul jeex yoo xam ne ñu ngi ñëw di ziyaara si xabru yu nekk fii ak sëriñ bu nekk fii mais suñu diggante ak Kolda 9 kilomètres moo nekk fii jafe-jafe bu. ma ngoog kon ñuy jégalu ci élément boobule ca Linguère moom askan nga xamante ne nag ñoom ñooy féete ca commune bu Mbula ñoom nag ña nga wàccoon ca mbedd ñaxtu nee nañ nag ay suuf la ñu jël di ko saaxee di ko nag jaay ay baykat foofe loolee ñu jàpp ni teguwul ci yoon ci loolu sax ñi ngi woote wallu ci kilifa yi waaye la ñu bëgg tamit mooy maire ba able muy maire boobee ñu wooyee Gora Ba Modou Mbaye. coowal suuf si doxoon ci diggante maire bu Mbula Goriba ak yenn ci askan wi yeewoo ci dëkkam bi ba tey jeexagul ginnaaw juróomi doomi aadama yoon daanoon ba tëjoon leen benn weeri kaso ñeent fukk ak juróomi village yi nekk ci biir commune bu Mbula ñooy sàkku ci seen maire bi di Goriba mu abal leen. jàpp nañ fi juróomi béykat bu nekk ñu condamné la ku nekk ñu laaj la 200 000 li ñu fay presque mën na 1 million 300 te béykat bi nga jàpp si biir nawet bi loolu mooy xañ la sa teraanga. parce que 1 mois boo ko defee kaso nawet bi raw la te amoo lu may bay kon kooku mooy xañ na la sa teraanga boo demee bay jàpp jigéen guy bay. kii nag dañoo sonn ci moom tayyi ci moom dee ci moom léegi nag ndimbal lañ bëgg te yàlla tax ngeen ndimbalanu te yàlla tax mu abal nu ñun xeexuñu xuloowuñ waaye nañu abal suñu dëkk rek ñoo ko waxuñu suñu dëkk nañu abal suñu dëkk. askanu Mbula ñooy sàkku ñu dindi loi bi jaay baykat yi seen tool yi muy hectare bu nekk juróom-benni junni ci suñuy koppar. parce que tey ay béykat ñoo fi nekk ak ay sàmmkat tey béykat bi nga xam ne bii ñetti weer kese lay jël suuf si nekk fa bu paree kum neex nga jóge ba Saalum wala nga jóge feneen ñëw dëkk ci tool ba wala keneen ñëw si tool bi loolu la neex def kon suuf soosu boo ko bëgg a jaayee 30 000 bu bëgg a def ko mënoo fi bay même moins de 10 hectares donc loolu mënul nekk ñim ko teg mënuñu ko te duñ ko def. mere loolu seen jaraaf bi waa Mbula ñooy sàkku ci kilifay nguur gi ñu dugal seen loxo ci coow lii. bii nag ñëwoon nañ fi ñëwaat fi waxaat fi mais tey jii dañu bëgg ne bëgguñu dajawaat fii di waxaat lii ñun lii nii bu jàllee te ñi ci war a wax waxuñu si lu ñu gis rek ñun la. jéem nañu jokkoo Goriba moom maire bu Mbula waaye ba tey antuwul. aji tawat ga nekk ca Koumpentoum seen xel nag mën naa dal ci bu ñu bëggatee def rajo ci wàllu yax ndax am na ab radiologie bu ñu leen jagle loole nag ci wàllu yax la ka leen ca dimbali nag di conseil départemental bu Koumpentoum ñi ngi ko amalee rek ci fukki million ak ñett docteur Kalidou Ba moom mooy médecin chef bu district bu Koumpentoum wax na ci ak Moussa Oumar Gueye. jox nañu benn appareil rajo boo xam ne bi jënd na ko ci à valeur de 13 millions. tey appareil rajo boobu dinañu permettre ñu mën a gën a yëkkati plateau technique bi nga xam ne bi moom moo nekk ci centre de santé de référence bu Koumpentoum mais dinañu yombal également faj mi parce que xam ngeen ne tey rien que malade bi fi daan ñëw suñ ko laajee après suñ ko bindalee rajo da daan dem ba Tambacounda def 100 kilomètres wala dem ba Kaolack def 175 kilomètres rien que pour def une rajo mais tey conseil départemental teggil na population coono boobu yëpp facilité na également techniciens yi ci seen liggéey boobu rajo bi bu mu ubbeeg léegi le 7 août 2017 la mais 56 patients maanaam juróom fukk ak juróom benn patient defal nañ leen fii rajo ci biir centre de santé bu Koumpentoum te soo leen am tey méttitu bëñ da nga daan dem ba Koungheul wala nga dem ba Tambacounda mais tey comité district jënd na benn fauteuil dentaire boo xam ne à valeur de 5 millions boo xam ne tey mi ngi fonctionnel état affecté ñu benn technicien supérieur boo xam mi ngi jël en charge la population loolu yokk ci également comité de santé bi équipé na benn dépôt de sang parce que xam nañ ne tey fii lu ñu gën a sonal ci centre de santé bu Koumpentoum mu ak ci àll bi mooy référence yi nga xam ne doon nañ ko def jigéen ñu wérul ñi jëm ci hôpital bu Tambacounda mais tey dépôt de sang boobu comité district équipé à valeur de 1 million 200 permettre nañu tey ñu wàññi évacuation yooyu di jël jigéen ñu kii ñooñu au niveau du centre de santé de Koumpentoum. gannaaw Koumpentoum département bu Thiès Ngoundiane Tasset ñoom nag ne nañ mbay ma ren baax na lool ndax nawet bi tabarkàlla ndox mi wàcc na mu war a wàccee lu soxal sax wàllu dugub ak gerte ne nañ léegi tey ñu daal di tàmbalee góob foofee ca gox yooyee ma tudd nekk ca diwaanu Thiès ñu ànd ceeg Cheikh Anta Diop Seylatir. dugg ci tool yi ci dëkk yu bëri ñu jaar Ngurbaan Gelor Xabaan Musnaax
Mburuwaay diggante Ngunjaan ba Taset ñu gis ni nag tool yi rafet na lool rawatina gàncax gi ci mel ni dugub ak gerte baykat yi ñu fekk ci tool yi nee nañ ci ay fan yu néew de daañu mboolu war a ñu mën a am gerte gu bees. fii mu ne yaakaar bu bari lañ ci am yaakaar am fii mu ne gis nga ko dugub bi ñuy mel muy fot li ñuy ñaan kay taw bi bañ a dag continuer su continuer rek nawet bi dina baax incha allah li ñuy bay fii mooy dugub gerte set daanaka moo fi ëpp doole. nit ay soxna lañu dëkk ci mbus naax ngot ñoom it ñu ngi leen fekk ci biir tool yi. jëw naa tuuti gerte parce que jiwu daa jafe bay tuuti ñebbe ndax jiwu bi daa jafe bay naa dugub tamit di ñaan ci suñu borom ma eggal ñu ko ak jàmm parce que gàncax bi rafet na. soxna si de na nawet bi am nañ ci yaakaar tey bu dugub ak aareen bare de dina tax ñu bëri daan dem ci dëkki taax yi di liggéey daañu mën a toog fii ci dëkk yi. bu gerte ñoree dugub ñor moom suñu dem Dakar dina wàññeeku bu baax ndax dañuy xëy di wol nekk ci xolli gerte gi di ci jaay di ci jëriñu daal. kon boo jiyee ba gàncax bi rafet kon yow yaa ngi yaakaar ne xëy na li nga jiw dina mën a baax nga mën ci am dara ba jariñu. ñu gis ne ci département bu Thiès ren jii de ndox mi fi wadd bari na lool baykat yi nee nañ sax nawet bi bu wëyee fii ak ay bés dinañ am dugub ju bari ak gerte te lu jëm ci wàllu nawet bi dina baax lool. ñu jaajëfal ko bu baax Cheikh Anta Diop nee nañ woon nag daanu kalaame alaxam ca yoon mujj nañu koo def muy société Dakar Dem Dikk gannaaw rek bus ba nga xamante ni lakk nañu ko ca autoroute ba ca Boris stade Léopold Sédar Senghor ñooñu nag ñu ca joxeñ baaraamu tuuma ay jegeñaali Khalifa Sall la ñu wax ñu delluwaat yër mbir moom ak Ibou Kane. HLM Grand Yoff dem beeg dikk bi tàggatémbe ci autoroute bi li ko waral bus Dakar Dem Dikk bi ñu taal ko. ña ko fekkee ne nag ay ndaw la yuy jàppal tànk maire bu Dakar di Khalifa Sall ñoo def lu ni mel. xam nga dama ñëw pour jëli pont bi traversé ma gis ñaari scooters yi traversé génn ñëw bi ñu yegsee ñëpp ñu ngi supporté nag. ñaari si yëpp dañu supporté mais ñoom ñu ngi yuuxu naan libéré Khalifa libéré Khalifa y a un autre groupe aussi bu taxaw ne à côté ñoom ñoo bërëng sax pono yi dugg bloqué bus bi alors nit ñi commencé daw wàcc. man ci laa ne qu'est-ce affaire bi jaaxal ma quoi ma dal di daw man tam jéggi traversé taxaw ci beneen côté bi nit ñi commencé yuuxu ñu taal pono yi taal bus bi dal di continuer dem. bi ñu à hauteur de stade léegi am ñaar ñuy yor moto selon les dires de l'équipage mooy reste conducteur ñëw taaloon pono ci digg tali bi après arrêté leen wàcce clients yi après jël essence sotti ci après ñu taal seen scooter daw. mais selon les dires du receveur yi ñu ngi doon wax c'est pour la libération de Khalifa Sall. sapeur pompier yi doonte yegg si nañ wante sagar xeeñoon na ba noppi ndax bus bi daanaka dafa tàkk ba jeex Dakar Dem Dikk nag di ko ñaawlu daal di dakkalagum ci négandiku yenn lignam yu doon jaar ca Grand Yoff. léegi li ñu woo téléphone c'est devant vous beneen tentative au niveau du lycée Yassane Thiandoum daar loolu moo gën a tax sax motivé pour tous les véhicules qui passent par Grand Yoff ñu bloqué réseau bi sous réseau bi en attendant d'y voir plus clair. direction bu Dakar Dem Dikk ne nag day porter plainte ala xam ab enquête du ñàkk dinañu ko ci tijji ngir xool nag ñan ñoo def lu ni mel. mu ngoog mujj nañu ko def Ibrahima Kane muy kalaame alxam googee ca yoon def nañu ko maître Moussa Diop waxoon naa ko directeur général bu Dakar Dem Dikk mooy sunu gan maître Diop gannaaw bu ma la delloo nuyu maître Diop mu mel ni yëfi daal tàmm la du dugguleet mel na ni askan wi ñenn ci ñoom saa yu ñu meree rek singali bus Dakar Dem Dikk yi. waaw maa ngi di gërëm di leen sant di nuyu askan bi yëpp parce que lii ñu gis léegi loo xam ne xaw na fi gëj tuuti. gouvernement Sénégal def nañu effort boo xam ni ñëpp teg nañ seen bët jël ñeenti téeméer juróom-ñaar fukk ak juróomi bus yu bees tax jënd ko ci bitim réew indil ko askan bi parce que askan bi ñoo ko moom alalu askan bi la muy patrimoine national je pense que bu manqué coow li bëri ñi ñi di grève ñu naan ñu ngi taxaw ci bus yi 1 heure de temps 2 heures de temps gisuñu bus buy ñëw bu amee tamit ñenn ñi pour des raisons yoo xam ne politique gis ngeen ñi nga xam ne témoins yi wax nañ ko jël bés bi di ko taal donc dafa nekk loo xam ni démb askan bi yëpp ñaawlu nañ ko parce que ñi di dugg ci bus yi du patron entreprise yi du homme politique yi la mais góorgóorlu yi la nga xam ni compte tenu tarif bi nga xam ni tarif social la état bi defal ko askan bi ñoom ñoo koy jël di ci dem di ci faju di dox seen ay yitte pour des problèmes nag politique jóg di jël di taal bus gëj na fi te loolu li dellu siwaat nii dafa nekk loo xam ne dañ koy condamné
askan gis naa nag Sénégal yëpp di leen gërëm ci seen réaction xam ni lii yëfu ñëpp la lu yëpp bokk ñenn ñi mënuñu ko jël rek aaki moo ko di ci créer ay problème parce que démb expliqué nañ ko c'est un acte criminel mooy lan nit ñëw nañu di naan libérer Khalifa jël ay pneu arrêté bis bi jël essence dugg ci bis bi tiital nit ñi génn ñu taal jëlaat seen ay moto dem seen yoon je pense que rendre ñu service Khalifa Sall fekkee nii li ñu ko bëggee libérer ça ne va pas marcher Sénégal état de droit la ku nekk boo amee problème am na foo koy joytu mais non génn ci mbedd bi jël loo xam ni affaire askan bi la. di ay millions am nañu firnde yu leer sax ni jegeñaale Khalifa Sall lañ niñ ko gisee ci reportage bi certes am na ñoo xamante ni wax nañu ko mais xëy na ba léegi amuñu ci firnde bu leer mais est-ce que yéen clamé ngeen ci yoon finalement. fu ngeen toll est-ce que am ngeen preuve yu concrète. xam nga yëfu droit. yow boo nekkee victime da ngay porter sa plainte nga bàyyi ñi nga xam ne ñoom la ñu habilité pour def procédure bi mooy policier yeeg enquête bi dem ba saisir juge bi yooyu pour le moment ñun def nañ la ñu war a def affaire mi ngi avancé parce que indices yi ñuy joxe parce que ñii di wax ce sont des témoins. un témoin mooy koo xam ne fekkee nga wala dégg nga yow moom kenn raconté wu la kii di wax ci bis bi la nekkoon am na ñeneen ñoo xam ne ñu woon ci bis bi gis nañ ñu donc li ñu doon wax tamit libéré Khalifa ñëw arrêté bis bi def pneu yi l'indice est là. grave et concordant comme quoi ñoom ñoo fa nekkoon di manifester endroit bu mu passé Grand Yoff la Issa Lamine ci moo nekkoon côté bële man yëf yi ba muy xew maa ngi woon ci beneen voie bi di dox yeneen yitte mais 3 minutes maanaam bon peut-être que c'est un véhicule bu ndaw moo tàkk mais ba ma ñëwee ba jege gis bis bi. laa xam ne kii vraiment da ngeen jëloon sax décision avant ngeen di porter plainte que lignes yi daw foofu yëpp da ngeen leen di suspendre yu jëm Grand Yoff ak yooyu noonu ngeen mënoon taxawee ci njëlbeen. non parce que xamuñu lu xew. gis nañu benn bis boo xam ne ay millions la ñu indi ko matul sax at ñu taal ko deuxième chose ñu dégg ni wetu Hyacinthe Thiandoum am na benn tentative bu amaat mais si boobu voyageurs yi ñoo jóg opposé wu gars yi daw donc balaa ñuy xam lu xew ñu arrêté réseau bi côté boobu parce que tamit yàq yomb na trop parce que lu indi bis bi fii ça a pris des années et des années gouvernement Sénégal di ko liggéey waaye toog ci en 3 minutes nga sotti essence taal mu dem ay millions plus de 80 millions loolu je pense que tax nañu dévier woon zone boobu. mais bëgguñu jël sénégalais yëpp en otage parce que mënoon nañu jóg ne réseau yëpp ñu ngi ko arrêté mais defuñu ko réseau mi ngi continuer ñuy ñaan rek sénégalais yëpp regard de vigilance fu ñu gisee loo xam ni rafetul ñu dénoncé ko mais enquête bi mi ngi dox les autorités xam nañ ci ay ñu ngi ci ay piste lu des li moom ñu ngi ko bàyyi seen loxo ñun def nañu plainte et je pense que plainte bi dana dem. ni nga ko waxee sànq gëj na fi certes mais duguleet parce que tamit lu ñu faral di nemmeeku la mën naa ne sax gëjul lool bu tax ngay wax ndax gis nañ ni ni nga ko waxee askan wi saa yu ñu meree ñenn ñi laay wax saa yu ñu meree lu ci bari bus Dakar dem di kii la ni song di ko lakk te ni nga ko waxee moomee lu askan wi la ci côté également kaaraange est-ce que yéen foofu tamit liggéey ba ngeen fa waroon liggéey ngeen ko parce que jàpp naa ni comme yàgg ngeen ko dund lu mel noonu. sécurité bi waroon ngeen koo gën a dooleel. waaw loolu damay rappeler rek balaa may répondre ci question rapidement. damay rappeler rek ni affaire yooyu xaw fi gëj pourquoi. ci at bii ñu nekk. en 2017. damay rappeler ni keroog am na bés boo xam ni balaa Khalifa Sall ñu koy téye def na benn conférence de presse xam nga fii bu ñu la autorisé tout ce qui déborde yow la ay jël say kaaraange ba mu génne ci conférence de presse am boobu. toj nañu ay bus ba gaañ fi benn xale bu jigéen ci biir bus bi toj bus bi yëpp def nañ suñu plainte mi ngi en cours am na bés boo xam ne tamit le maire de la Médina le parquet def benn appel suspensif ci libération ba oto yi jaar biir Médina ñu toj ñaar ñu def suñu plainte mais bii dafa ëpp dayoo dañu lakk bus bi donc les indices sont là xam nañu ce qui se passe démb tamit ñi fa taxawoon ñi ko gis xam nañu mais ñun suñuy wet pour la première fois Dakar Dem Dikk dafa jël ay agents de sécurité réseau comme dëkk yu mag yëpp ni ñu koy defee mais mënuñu jël bus bu nekk dugal ci agent sécurité c'est pas possible. kër goo xam ni ay difficulté la nekkoon recruter oto bu nekk nga gis ci benn policier wala agent de sécurité c'est pas possible je pense que civisme ak surtout patriotisme moo war a pousser nit ñi ñu war a xam lu ñu war a def ak lu ñu warul def c'est vrai que tey moom Sénégal ku neex wax lu ko neex je pense que il faut que loolu tamit. autorités yi jël ci ay mesures mënuñu jël policier bu nekk dool ko ci benn oto mais vigilance bi surtout au niveau des gens sans tenue ñu xool vraiment ñii li ñuy dox ñun jël nañu ay agents sécurité réseau ñu ngi ci réseau bi di wër
di nekk ci gaar yi effectivement yéen vous mesures le voyez sécuritaires ngeen teg jël nañ fi ko mu ne. jël nañ ko ñu ngi ci réseau bi di wër di dissuader même temps yi sax war nañ leen équiper en scooter ñuy wër di xool tout ce qui ne va pas mais c'est sûr et certain que taal bus gëj na fi il faut le dire quand même il faut le dire lii lu bees lu dellu si waat xaw a yaat xel yi mais ñi ngi koy ñaawlu te porte nañu plainte pays de droit la ñu bàyyi rek enquête bi dox nu muy dox mais xam naa ni yëf yaa ngi avancé bëgguma ci wax lu bëri. dinañ wax ci leneen laata ñuy tàggatoo mais très rapidement ci politique gu Dakar Dem Dikk tey ñu ngi wax Sénégal Dem Dikk ci wàllu woowu est-ce que tey am ngeen satisfaction si li nga xamante ni politique boobu ngeen di mënee est-ce que aujourd'hui mën nañu wax ni diwaan yi ci Sénégal yëpp vraiment servir nañu leen. xam nga ci côté affaire Dakar Dem Dikk balaa ñu dem Sénégal Dem Dikk dafa nekk société boo xam ne bari woon na coow. bari woon na difficulté. doo toog ñetti weer ñeent gisoo lañ ci mbedd bi ñuy ñaax ci yoo xam ni difficulté la yàlla mi ngi ñuy suturaal yëf yi mi ngi dox bu avancé tout n'est pas rose nag mais yàlla mi ngi ñuy dimbale vraiment ñuy mën a waxtaan suñu biir yëf yi di avancé ba tax lii ñu amoon yu bee yu fi nekkoon léegi ñu ngi jël bus yi di ko yóbbu ci banlieue bi ñu ciy bokk bis bu ñu taal démb numéro 221 la di doon def gàddaay di dem Bor Ngor donc ligne bu bees tàq la bu ñu créé pour permettre wax Sénégal yemul rek Dakar urbain mais banlieue bi ci la ñu bokk donc ñuy defar ñi di yàq loolu rafetul dem nañ nag ba léegi dem ci Sénégal Dem Dikk bi ngay wax parce que tamit le chef de l'État boobu muy ñaan réew mi dafa ne Sénégal yemul Dakar damay génn dem wax ko ñëpp lii tamit Dakar Dem Dikk yemul Dakar dafa war dem Sénégal yëpp gis seen bopp surtout accident yi bari na dem waxtu fii xamuñu ko oto yi amul benn confort ray télé bi moom c'était vraiment autre chose gouvernement bi jël décision nee na transport interurbain bëgg nañu kaaraange bi mu gën a tar ñu créer lu ñuy naan Sénégal Dem Dikk di dem waxtu di ñëw waxtu confortable mais également climatisé mais aussi kaaraange bi xam ne ñii di leen tàggat parce que ñun amuñu ay chauffeurs ay conducteurs la ñu am yoo xam ni di leen former ñu xam ne dañuy rendre compte moo tax yàlla mu ngi ñuy suturaal di ñu dimbale que depuis boobu ñu commencé le 1er février ba léegi am na zone yoo xam ni parce que zone phase test la woon moo di doon xool lan lay jur parce que coow li bëri woon na ñenn ñi ne Dakar Dem Dikk warul def transport interurbain mais yàlla def na ni boobu ñu koy def ba léegi Sénégalais yi kontaan nañ ci moo tax defe naa 10 destinations la ñu jëloon muy Tambacounda muy Saint-Louis muy Kaolack muy Touba muy Tivaouane muy Podor muy Fatick ak Ziguinchor yëpp ñi ngi dem di dikk boo bëggee dem 15 heures di nga fi jóge 15 heures boo bëggee yegg ci jàmm ñun suñu chauffeurs yi daañu respecté code de la route yegg ci jàmm ba léegi déggu lañ ci coow. am nañu yaakaar ne incha allah diwaanu Sénégal yëpp dinañ leen seetlu. loolu la ñuy ñaan ñu ngi leen di ñaan. gisoon nañu également ngeen yaatal jëmale ci jigéen ñi di recruter. waaw loolu am na parce que boo gisee ñu indi ay bus yu bees te état bi def loo xam ne mosu fi am depuis indépendance Sénégal ci benn projet autant de bus. yéen ñu bëri sax génnaguñu yëpp parce que ñu leen di génne au fur et à mesure donc dafa ànd ak recrutement ci recrutement boobu Sénégalais yëpp gis nañ seen bopp moo dëgg dëggu ci coow dañoo génne annonce mosul am. mën nañu nag recruter ci suuf rek dugal defuñu ko dañoo génnee ci journaux yëpp ne leen am na jigéen ñi dinañ ci am cër bu baax daal. gis nañ seen bopp gis nañ ay chauffeur sax jigéen yu dawal ñu ngi ci réseau bi recruter na ay jigéen am na ay jigéen yoo xam ne tamit trouvé nañ seen place société boo xam ne la qui est devenue aujourd'hui une société normale y a rien d'extraordinaire mais tout se passe vraiment beaucoup mieux et yàlla baax na bëgg nañ tamit Sénégal yëpp nii di dem ba la xeeg war ko jër ak yëpp gis seen bopp Sénégal Dem Dikk pour le moment 10 destinations la dafa naa ne fii ak ay fan daañu ubbi lii ñu Tamba bi Kolda ak bu Mbour. xanaa ma sërëxal si rek benn laaj ci wàllu politique nag laat ñuy tàggatoo nga xam nga fare ci APR tamit ñu taxawal gouvernement bu bees ci Sénégal yow ban gis-gis nga ci def. bon xam nga ni man j'ai mes idées politiques. parce que di gérer état. il faut que bëgguma rek nekk spectateur dama bëgg nekk acteur. match de football dama bëgg di nekk ci diggu terrain de football mais noonu nekk ci tribune moo tax du ma seetaan rek li nga xam ne aujourd'hui mooy deuxième remaniement bi concernant reconduire le premier ministre ñu koy féliciter au passage ci confiance bi nga xam ne bénéficié na ko ci chef de l'État mu def équipe am di leen di ñaanal vraiment succès parce que réew mi fu mu toll woon le président Macky Sall ñëw ñu dénk ko réew mi kenn mënu ko attaquer ci bilan yëf yi foo jël yokkute am na fa wax ji yeneen affaire la ñuy wax mais vraiment yokkute am na la moo tax président de la république ak coow yi nga xam ne am na temps yi ku nekk dinaan man du tax jëluñu sama mbokk war nañ ma jël wala am naa résultat am naa bilan
man dama dul discuter les prérogatives du chef de l'État en matière de nomination au poste civil ak militaire bu ñu nekk ci pays bien cadré moom mooy choisir ses collaborateurs mooy choisir équipe am na ñoo xam ni des critères yoo xam ne moom moo ko xam donc man dama ko dul discuter ci loolu moo tax bu former équipe am di leen di ñaanal ñu réussir parce que bu ñu réussir rek ñëpp la ñu réussir ñoo yenn suñu ndaa bu tojee tojal ñëpp donc pour le moment je suis vraiment en train ak sama équipe ak ñi nga xam ne suñu parti politique muy alternative générationnelle di leen ñaanal vraiment bonne chance jox nañ ko majorité à l'Assemblée nationale le PSE war na continuer tey teg na ay un gouvernement boo xam ni defe naa zone yu bari mën nañu gis seen bopp waaye mënuñu jël département bu nekk ñu def fa ministre sinon ñu am 45 ministres plus leneen ak leneen donc ñu ngi leen di ñaanal vraiment plein succès. ñu koy jaajëfal bu baax maître Moussa Diop nga nekk directeur général bu Dakar Dem Dikk ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ci wisi bi xibaar yi ñu wéyal ko fële ca Pikine soxna yi fare ci APR ñoom nag mer nañu lool ndax nee nañu gisuñu seen i cadre ci gouvernement bu bees bi ñu taxaw loolee nag metti leen ndax promotion la ñu bëgg ci seen cadre yooyee nee nañ nag lépp luy activité di yëngu-yëngu ñu daan amal dana koy rek daal di teg ci suuf tegandi ci suuf sax la ñuy wax Fatoumata Sow moom moo wax ci seen tour ñu teewlu ko ak Salif Sow. ci gouvernement bii suñu coordinateur da ko dindi woon daal ne na bàyyi tëddal si Pikine na ko bàyyi tey jii mu nommé Alioune Sall nommé wu ko ñu am lu ñu metti lool ndax wàcc na Pikine en rade ñu ñëw suñu présidente ñu bëgg mu dooleel ko ndax bu suñu bët xonqee moom la ñuy seeti mooy Awa Niang mu dooleel Ablaye Timbo mu mën a dooleel jigéenu Pikine ministre de la jeunesse def na ko ñu ngi ko benn boobu doyul Pikine doyul le département Pikine te dafa dindi ministre travail ministre représement la ko defal ak vacances citoyennes kon loolu ndaw rabbin la loolu la defal Pikine na ko dooleel ay ministre Dakar gënul Pikine. gannaaw ba Pikine ñu yegg ba diwaanu Ziguinchor jegeñaale administrateur général bu FONGIP ñoom nag nee nañ seen njiit loole kon yelloon na lu ëpp place boobee ñu ko jox muy fonds de garantie boobee nga xamante ne nag moom la téye nee nañ nag liggéey gi mu liggéey ci wàllu politique wax dëgg mënoon nañ kaa jox lu ëpp loolu ñu teewlu kenn ca ñoom ci micro Boubacar Diassi. ñun lu ñuy ñaan président. Doudou Ka li mu nekk di liggéey fii ci Casamance waxuma Ziguinchor te li muy liggéey ci Casamance ñëpp nag xam nañ ko li ñu ñaan président mooy na ko yokkal doole da ngeen war a xam lu leader Doudou Ka yor lu rëy la ndax ku yor li mel ni FONGIP am na ñu bëri ñu ko soxla amuñu ko ku am leader bu mel ni Doudou Ka sa wet di la liggéeyal liggéey bu mel nii dafa laaj nga koy renforcer mu mën a gën a wàcc si base bi ñun nag bëggoon nañu nag mu doon ministre waaye nag comme tam doonu ko mu ngi ci FONGIP te xam nañ ni FONGIP président bakkanam la ci teg ñu ngi jàpp si loolu dina nag président di ko xamal ni ñu ngi ginnaawam tey ñu ngi ginnaawam suba te dinañ ko jàppale bu soobee yàlla ba 2019 ñu élire ko ci premier tour ak majorité. woteeg faluk député yi weesu nag ba nëgë ni coow laa ngi ne kur nag lu soxal nag kon résultat yooyu bari loolu ñu ko ŋàññi bokk na ci kujjëk politique gi rawati nag parti démocratique bu Sénégal ñoom nag fi mu ne àddu nañu ci mbir moomee muy Mamadou Diop Decroix ak ñamu àndal nee nañ nag yëf yi daal moom mascarade la maanaam doon na loo xamante ne nii teguwul ci yoon wax nañu itamit lu waral kon maître Abdoulaye Wade rek daal di deltu gannaaw ci poste boobee nga xamante ni amoon na ko ba noppi ci assemblée nationale mu tekki ca ndombal tànkam moom maître Abdoulaye Wade Mamadou Lamine Diallo ñu teew lay kàddoom ak Faty Dieng. waaw kii mooy ñaareelu tomb bi dañuy xam nga ñun dañoo bindoon livre blanc bu njëkk bi di wane ne élection yi mascarade électorale nguur gi tontu bu ñagas vraiment soo ko liiree administration bi ñoom du ñu bindee noonu ñun jàpp nañ ne waa APR ñoo ko bind jaarale ko ci administration bi loolu nañ doon tontu. di wane ne en réalité soo ko jàngee bu baax di nga gis ne gouvernement bi d'accord na ne effectivement la mu organiser du élection parce que d'accord na ne 1 million sénégalais yi jotuñu seeni carte Touba gis nañ fa noo fa demee 200 bureaux de vote 211 mënuñoo wote gouvernement bi du fotom taw bi moo tax xam nga loolu gouvernement warul wax la mu bëggoon mooy coalition bu mag bi finalement loolu mënula am mais ànd nag ñun gis ngeen campagne bi mu mënee sénégalais yi ànd ñak moom parce que campagne bi c'est pour défendre la démocratie et les libertés loolu moom moo tax mu ñëw ñëpp sénégalais yi ñëpp d'accord nañ ne am na cër ci démocratie am na cër ci liberté loolu moo waral mu ñëw bokk ci campagne bi léegi passé na gis nañ ne mascarade électorale la en plus kon nag moom pare na ci donc du nekk foofu nekk député assemblée nationale weesu na loolu.
ñu wax nag ci vacances yi ñu ne dem ba fële ca banlieue bu Ndakaaru ndaw ñi nag ñu bari ñoom nañuy amalee seen vacances nag mooy fexe rek di ci fortaatu as tuut moo xam yenn liggéey yoo xamante ne nag léeg-léeg ña nga cay sóobu bokk na nag ci Baye Dame ak ñamu àndal ñoom ña ngay def seen kéemtalaay kattan moo xam nag njàngaleem alxuraan vélo wala blanchoir lu ci ne rek ña nga cay daan seen doole maanaam di wane ni ci vacances la ñu ne waaye ci kaw vacances yooyu itam am na liggéey yu ñu mën a sóobu waaye surtout pay lañ ci àndal Massaer Ndiaye. ñu jéem a nag defar ay njowaan jël ay morceau tissu takkale ko ñuy jouer ay lido fii si Jidda Caaroy kaw nag ndaw yi ñi ngi xool naka la ñuy passer seen ay vacances Baye Dame ak Khadim ñoom ñaar nag ñi ngi dem di def menuiserie ndaxte demuñu fenn ñu yóbbu leen ñu vacances yi. suñ patron moo ñu yónni daa am lal bu ñu demoon di woon ndax vacances bi jeex na xam nga boo vacances wul waaw da ngaa war a dem liggéey xool pour métier bi ndax boo amul si jàng gi dara mun ngaa dem am si métier bi dara leneen ëllëg mun ngaa ñàkk fee am fii. ñu nekk nag en classe de CM1 ak CM2 liggéey bii ñuy def nag mën tax ñu am tuuti xaalis bu ñuy jël jox ko seen ay waajur. suba ñu ñëw ñu jox ñu dara bu suba tamit mën na ñëw duñu jox dara waaw yenn saa yi mën nañu jox 1000 francs yenn saa yi ñu jox 1500 yenn saa yi su ñàkkee bu ñàkk dañ lay jox ay téeméer. dama ciy lijjanti li ma si war a lijjanti su nekkee amu si dara ma dem jox ko sama yaay wala sama papa. Ndey Anta Gueye di xool xale yi fo ci booru bassin de rétention yi ndax jëye yi am bëri na moom nag li mu gis mooy ne yóbbu xale yi daara dina tax lu bëri du leen dal. ñu dugal leen ci daara yeeg arab yi rek ñuy jàngi di dem ak a ñëw bu ñu wàccee diggante bi ñu fi amal rek tant que ñuy jàngiwaat dañ mën a am toute sécurité fo rek ci vélo yeeg ñoom seen ak yu kenn xam rek football yeeg yooyu. rentrée des classes yi léegi mu jot waaye ndawu banlieue yi ñoom ba tey ñi ngi wëy di wëyal seen ay vacances ni mu leen neexee. ay surtout pay ñu di ko jaajëfal saa su ne nag ñu gën di ko sargal di ko jagleel ay raaya Youssou Ndour moom artiste sénégalais bi lauréat 2017 bi nag ñu ngi ko duppee premium impérial ab raaya la bokk na ci raaya gën a mag fële ca Japon ñu di ko jagleel nag ay artiste ci fànn yu bari loolee nag war na koo jot sax fukki fan ak juróom-ñett lay doon ci weeru octobre ka ko koy jox nag ca Tokyo moom caat la maanaam caatub buur bu Japon ñu gën ko xam ci Itachi moo ko fas yéene jox boobee raaya démb nag fële ca ambassade bu Japon bi nekk fii ci Sénégal amaloon nañ fa ab ndaje ak taskatu xibaar yi Aminata Mbaxi Sow. artiste sénégalais bi di Youssou Ndour amaat raaya gu bees bile yoon ki ko jagleel mooy waa Japon loolee nag ñu ko sukkandikoo ci ab prix bu ñu tuddee premium impérial te at mu ne ñu ciy ràññeeku ñi nga xam ni seen liggéey dafa rafet loolu ci wàllu caada. premium impérial mooy raaya bi gën kawe ci li jëm ci wàllu art ñu koy màngale prix Nobel des arts raaya bi lakk buur Japon bi tudd Itachi moo koy joxe ci weer octobre ca Tokyo. fii tey dañ ko doon annoncé waa Sénégal ne leen seen ndaw koo xamante ne si yéen la bokk dafa recevoir prix bu am maanaa muy premium boo xamante ne mooy l'équivalent du prix Nobel si wàllu art te Youssou Ndour dafa bokk si ñoo xamante ne ay ñu rëy Martin Scorsese si cinéma muy yëngu si cinéma Amérique xam nañ ko ak ñeneen ñoo xamante ne recevoir nañ prix bi mu doon lu rëy pour atum 2017 Youssou Ndour moo jël ndam lile ñu jàpp ne ay artistes yu mag a mag de renom international jaar nañu fi mu jaar lu ci mel ni Peter Brook di ab doomu britannique moom ci wàllu bind wala tamit ci wàllu réalisation lañ ko ràññee woon ak tamit kii di Jean-Luc Godard di doomu français ñooñu ñëpp jot nañ leen ràññee ci prix boobule. Youssou Ndour def na Sénégal rek dem si Africa rek. xanaa moom rek la fiy ñëw xëy na non loolu mooy du taxaw lii rek mooy dina gën a liggéey xam naa toujours pour gën a joxe pour gën a mbégtal peuple am ak waa àdduna. man ambassadeur Japon ci Sénégal maa ngi rafetlu te yam mbégte ci loxoy kilifa gi Youssou Ndour di jël ma di ko ci ndokkeel man ci sama wàll
bopp ma dooli ci ni soppey Youssou Ndour ba mag la ëpp na fan nouvelle at njiitum Super Étoile nag dina jot raaya bi nga xam ni réewub Japon moo ko jox ci weeru octobre bi ñu nekk bu amee fukki fan ak juróom-ñett raaya googu nag ki ko nar a jox mooy prince Itachi nekk rakk ci kii di empereur bu Japon. ñu di ko jaajëfal bu baax Aminata Mbaye Sow ñu wax ci wàllu tàggat yaram seen équipe nag nee na xobet ñaari million ci suñu koppar jagleel ko 21 école football yu nekk ca commune bu Yoff loole nag kilifa Lebu ya foofee rafetlu nañu ko bu baax a baax nee nañ nag ndimbal loole dina dimbale bu baax a baax kon xale yi rawatina ak footballeurs yi ñu def seen kéemtalaay kattan ba gën a kon xarañ ci discipline boobee ñuy def Habib Faye Younous Diatta. ñaar fukk ak benn ci école de football yu nekk ca Yoff ñoom ñoo jot ay équipement football ngir rek ñu gën a mën a wéyal seeni activité seen équipe génne lu toll ci 2 millions ci suñu ko koppar jagleel ko ndaw yooyu askanu Lebu di ko rafetlu. nekk Canada la nekk tey mu am lu mu xalaat si xale yi nga xamante ne si tey ci sport bi la ñuy yëngatu muy école de football yi te nag depuis 2009 la koy def tey xam nga bu ñu koy organiser Yoff école de football yi nekk Kër Massar yëpp ñëw tam fay jaraaf kon moo tax mën a la il faut que ñu remercier ko au nom du grand serigne de Dakar. lii moo def yemalew ko ci gune yi rek mag ña ndaw ñi digga doom yi ñëpp xar ji tàngee def seen loxo ci ñoom. école de football yi bëri na ay jafe-jafe yu ñuy jànkonteel waaye manager seen équipe bi ñëw tàllal leen loxo ngir ñu gën a mën a wéyale. amuñu aussi ay njàppal yi moom loolu mooy problème bi kon ñun ay bonne volonté lañu quoi maanaam personne bonne volonté la comme samay morom yi. rafet na baax na dëgër na original c'est bon. école de football yëpp lañu invité te bu ñu invité école de football yëpp day war ñu toog fii football ku nekk ñu xool sa talent ni mu demee yooyu léegi bu ñu paree gars yi organiser affaire bi après ñu jox ku nekk say maillot waa trophée yi. ca atum 2009 ba jon yàllaay tey ji la door ndimbal yooyu te xalaatul benn yoon dakkal loxoom ndax ña ko soxal moo di ndaw ñi. liggéey bi metti na am na ay jafe-jafe ba nga xamante ne chaque année dama naan bi mooy sama dernière année mais comme li ma la wax rek virus la cadeau yi boo gisee ay lii la ay maillot complet ak ay ballon parce que xale yi mooy doon magi ëllëg man xale yi ñoo ma tax a jóg dama am seen amour. juddoo ca Yoff Khadijatou Lo jamono ji nekk ca Canada tey mu ñëwaat ngir dimbali école de football ya nekk ca goxam ca ab cérémonie bu ñu amaloon ndaw ñi ci seen boppam bég lool te naan ko jërëjëf. jaajëfal yow it Habib Faye ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenikaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yore am seko ba noppi di soowoo ki seko yàqum énergie la honorable député maire bu Agnam di Farba Ngom xëy na di défendre président Macky Sall ak di ko tubayul ubbi l'observateur waxtaan wu yàlla géeylu Macky Sall bi séq ak journaliste l'observateur yi li ñu ko njëkkalaat ci moo di noo gisee gouvernement bu yees bi mu ne leen xanaa am ci njoxtu lu rafet boole ceeg des félicitations président Macky Sall ci kóolute gi moom ci Mahammed Ibn Abdallah Dionne ba defaat ko premier ministre dénkaat ko gouvernement bi ndokkale ko moom Mahammed Ibn Abdallah Dionne ci liggéey bu mucc ayib bi mu def ci wote député yi di élection législative yi ndokkale ministre yi ci gouvernement bu yees bi ñu ci mel ne ñoom Moustapha Diakhaté ñi ñu takkal ndombal tànk yu yees ministre chef de cabinet bu président ak docteur Cheikh Kanté mi ñu def ministre PS du plan Sénégal émergent am yaakaar ci ne ñoom ñëpp danañu jàppale président Macky Sall defal ko li mu bëgg ba fii ak déwén mu di 2018 ñu dolli ay résultats ci bilan président Macky Sall bi nga xam ne lu dul gonga du ko dégg ñi amoon yaakaar ñu dugalaat leen ci gouvernement bi te kenn dugalu leen ci tax ñuy ñaxtoo ko njàmbate fu nekk Farba Ngom ne xel nangu na ñooñee amee ñëgg-ñëgguy xol ci liñ leen jële ci gouvernement bi waaye li ma nanguwul moo di anam yuñ ko bëgg a wane loolee ànduma ca ndax fa xasal mu wadd foo ko déggee rek da caa saxul woon ngëm-ngëmu politique ay poste du ko sensé nañu delloo si xel yi ànd akuk dal wéyal xeex bi ndax président Macky Sall mbooleem ku ko mës a dëkk rek réccu nga ko Farba Ngom ak waxtaan wi mu séq ak journaliste l'Observateur yi wax na ba wax ci première dame bu Sénégal ba ko gaañi laajee ne ko yaa xam bay jóge na ci APR te la ko fa jële nee na ay nit ñoo dem ca Marième Faye Sall yàq fab deram ku ci mel ne ñoom Aliou Fall li leen Farba Ngom tontu moo di xaw ma loolee na mu demee dëgg-dëgg waaye xam naa Marième Faye Sall ci dëgg gu toll ne ab xeexam du ko jox kenn mu ko koy xeexal boo ko defee lu ko metti mooy dem lijjanti ko ak yow kuy assumer ay responsabilité am la nit la it ku fonk nit yi démbam moom première dame ñu fekkat ko ci la Sénégal
moom Farba Ngom mu ne ñu ci xët mu njëkk journal bi dañoo war a ànd ko yar te xam ne ndombal tànk sens la yàllaa koy joxe ñi mer ndax bokkuñu ci gouvernement bi ñooñee fi président Macky Sall jaar da leen a war a doy exemple Alioune Sall rakki président Macky Sall ak ndombal tànk yi mu amee ci réew mi honorable député Farba Ngom ne ñu kaawu Alioune Sall dañ cee war a sóor ñaari mbir benn moo di am na xam-xam ñaar moo di xam na politique anki dina kay nañu waaye kaste dëggantaan njaay la were congol ñong la ci président Macky Sall ndombal tànk yu bari yi mu amee ci réew mi moom Alioune Sall bu ko président Macky Sall waxee bu ko waxul li leer ba leer moo di tegu ko à l'aise ci wàllu politique fal gi ñu ko fal directeur général caisse dépôt et consignation yéenekaay bi nañu dafa ñëw yokku ci xarmi karaw ndax ñi doon wax ak coow ak jébaane ak ŋàññi li waa fayee nag wàccal leen ni lëjj ci réew mi ak ni muy doxe lii dafa ñëw gën leen a jox dëgg fa mu jëm moom Alioune Sall di ca caisse de dépôt et consignation que ñu fa jëlee di Thierno Seydou Niane directeur foo xëy na jëlante ak moom l'as de l'économie maanaam ndaanaanal kom noonee la ko journal bi xëy tuddee fa mu fekkoon kër ga ak fa mu ko yóbbu yéenekaay bi xëy nañu ko leeral bokk na ci li ñu naan en cours des dépôts gi mu fekkoon ci 42 milliards 2011 2014 mu yóbbu ko ba ci 102 milliards ki ko jëlee foofee teg fa keneen mu di président Macky Sall décret bi mu def Alioune Sall directeur général caisse dépôt et consignation journalisé ko nañu moom Macky Sall def na waxeet gu ñëpp yi jébaane ak di ñaawlu Mamadou Lamine Diallo bu mouvement Tekki nañu Macky Sall dafa bëgg a jël waxeet def ko diine Vox Populi nañu lu aju ci dialogue politique bi muy woote moom président Macky Sall ak candidature yi bari yi am ci élection te bëgg ñu sàkk cay pexe Macky Sall mayul opposition bi fu mu yekk ak nàkkam teg na leen pression nee na leen faw dañoo war a toog waxtaan ndax bari na lu ñu war a régler mëne su ta dem ci élection ki candidat yu bari ay juróom fukki candidat ak lu teg loolee bu ñu ca yeggee du ñu mën a woote face à face bi Luc Nicolaï woote woon démb ci diggante Triple S doomi Double Less mu di Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux le tigre de Fass l'Observateur nañu face à face ba amul cat duggaat na ci la Sénégal nañu li ko tee am moo di Triple S doomi Double Less di Balla Gaye 2 moom ñëw na waxtu toog di xaar Gris Bordeaux moo tardé Balla Gaye ba mu toogee ba yëf yi soof ko ca la jógee gedd dem yoonam ci l'Observateur Gris Bordeaux nañu fa oto moo paanoon ci autoroute bi moo ko tax a tardé Luc Nicolaï mi woote woon face à face bi nañu ci journal bi en tout cas du ci comportement yu mel ni ci la ñu mën a développer lamb ji sunu lamb nañu Gris Bordeaux dafa tardé démb Balla Gaye 2 gedd ñibbi Moustapha Gueye tigre de Fass ba woon nañu ci journal bi Gris Bordeaux li mu def démb du jëfi professionnel. ma ngoog ñu di ko jaajëfal Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it ñoo ngi leen di sant gërëm leen rédaction bi dig na leen daje 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn daluk jàmm.